maaleykum mbokk téléspectateurs yi ak ñeen ñi nga xamante ni mbokk internet yi ñeen ñi faral di seetaan li nga xamante ni mooy TIV Télé ñu ci amal émission bu am solo boobu ngay xam ni moom la ñuy wax topp ci tànki Maodo tubaab di ko wax sur les traces de Mame Maodo Malick Sy radiallahu taala anhu borom parasol bi nga xam ni du ragal tàngaay junj la ñu waxtaan ci yi ngeen dégg yi ngeen gis ci émission yi passé yëpp ba dugg ci li nga xamante ni mooy ceddo fi nga xamante ni Seydi Hadji Malick jaar na fa ci Sénégal fi mu jànge ak ñi ma am leen teeloon ci wàllu xam-xam ñu dugg ci biir Kajoor ak li ko wër waxtaan ci Seydi Hadji Malick waxtaan it ci li nga xamante ni mooy ceddo baat bi nga xamante ni boo ko déggee askanale ko ci leneen te boobu fekk na histoire moo ko waxewul nam ko war a waxe ñu bëgg ci def benn taxaw seetlu tey waxtaan ci kii nga xamante ni mooy Pape Diop Mbaye ki nga xam ne moo ñu koy faral di defal saa su nekk moom mu wax ci li nga xamante ne mooy histoire donte du historien am na cofeel gi nag ba tax mu gëstu ci ba am ci lim ci am macha allah yàlla na yàlla leeral xam-xam bi ñu koy ñaanal rek bu baax a baax ndax ñu yàgg koo teewe ñu bëgg a wax rek ci li nga xamante ni mooy yàq tey baatu ceddo ba tey ku ko gis am ci beneen appréhension ku ko dégg Pape histoire dafay wane dafay malmené tradition bi di ko yóbbu ci beneen gis-gis li ma bëgg mooy ñu waxtaane ko tey ñu wax ci histoire doog a duggaat ci Maodo tuuti. dëgg la lan nga xaar ci ni ñu ko defee. ba nga xam ni tey ku ko dégg baat yu askane la ko ci neneen lu diine. dëgg la waaw xam nga fa tabaarakallaahu gannaaw ba ñu nuyoo téléspectateurs yi lay suivre ndax wax dëgg yàlla lii ngay def nii adduna bi yëpp ko saluer et toutes les générations confondues. La génération ascendante, la génération descendante et ceux qui sont à cheval entre les deux générations. ñëpp a koy bégee ñëpp a koy seetaan ñëpp a koy kontaane mais malheureusement au Sénégal damay wax ni beaucoup d'historiens nous ont arnaqués. Pourquoi ma wax loolu parce que histoire ñaar la mooy histoire bi nga xamante ni dañu ko bind l'histoire écrite nga xam ni boo demee ci archive nationale moom nga fay fekk ak histoire bi nga xamante ni dafa jaar par la voix orale mooy li nga xamante ni maama koy mokkal nett li ko bàyyi mokkal ko nett li ko doom après nett li ko sët mais toxal yooyu ñu koy def des fois mu indi ci biir situation noo xamante ni ku nekk da nga cey jël lu la arrangé boole ko aussi dugg ci biir archive yi di ko utiliser pour yow li nga soxla mu jàll rek mu jàll bon malheureusement nag loolu moo xaw a handicapé histoire fii ci Sénégal te histoire importance am mooy dañu wax ni àddina ñetti fan la boroom xam-xam ba bañ ko laajee dañu ayaamu dahri salaasa mu ni àdduna ñetti fan la mu ni yawmun mada laa yaudu alayka mooy bis bi nga xamante ni romb na te mënoo am martaba mukk ñoddiwaat bis bi mu dellu si wa yawmul ladhi anta fii mu ni bis bi nga xamante ni yaa ngi ci toll te mooy tey le présent te laa yaduma alayka mu ni mënoo am maqaama mu sax ak yow waaw il faut mu romb kon boo tolloo ci tey mu ni da ngay jéem a góorgóorlu pour gëstu démb boo gëstoo démb nag loolu moo lay mën a dimbali pour sa tey nga mën a xam fi ñu ciy teg sa tànk mais malheureusement beaucoup d'historiens nous ont arnaqués boo gisee xale yi réer loolu la parce que bu ñu gëstoo seen gannaaw démb li xew lañ ca nettali ak lañ ca taxawal léegi ak ya nga xamante ni dañoo arnaqué nit ñi daal di koy soppi ba kenn xamatul lu cay dëgg ak lu cay ay nar mu nekk loo xamante ni dem na ba nga xamante ni dafa indi confusion ci bopp nit ñi donc kon boo tolloo ci tey il faut ngay gëstu démb waaw démb boobu nag dafa laaj ñu koy teg ci yoon ak di ko waxtaane ci cadre boo xamante ni day nekk lu rafet lu jaar yoon loo xamante ni day dëgg mu ni wa yawmul mustaqbali ak bis bi nga xamante ni moom nga jublu te mooy demain le futur mu ni te laa tadri xaalahu
loo bari xam-xam mënuloo xam la cay xew suba ndax loolu yàlla moo gën a moo gën a bëgg yeneen bi mais gàgganti na ko ci lu mel noonu. xam yàlla ci li weesu. voilà waaw mais loo xamante ni dafa war a ñëw suba. donc mu ni laa tadri xaalahu mënuloo xam mukk la cay xew. donc kon ci tey nga mën a góorgóorloo pour sa ëllëg mën a jag mais ci tey aussi démb nga mën a gestu pour tey mën a dox moo tax histoire ñu ni en général bi nga xamante ni dafa jaar par la voie orale nañu fexe ba authentifier ko parce que on ne peut pas corriger l'histoire wax naa ko keroog on ne peut pas aussi faire autre chose que révolutionner l'histoire te c'est ce que nous sommes en train de faire waaw Pape Assane waaw gis nga Pape ci loolu dañ ciy gis ay yu ci bari yoo xam ne daf ciy am bala ñoo ñëwaat rek ci Cheikh Seydil Hadji Malick ñu gis mbiru ceddo mu doon loo nga xam ne ni keroog waxtaane nañ ko biñ ko waxtaanee yéggul am na ci ñu bari ñu nga xamante ni ñu doon wax ñu continuer histoire parce que dafa am importance dëgg la mais dafa nekk à cheval dafa dugg ci biir li nga xam ne ni moom mooy dundu Seydil Hadji Malick moo tax ñu ciy taxaw seetlu pour mën cee waxtaan pour mën a xuusaat ci li nga xam ne moom la Seydil Hadji Malick doon dund ak nit ñi ceddo boobu nit ñi dañ ko yàq jëmale ko ci leneen lu nga xamante ni moo doon def lu ñaaw ak rey ak guerre ak yeneen ñëw ci biir te boo xoolee dëgg li nga xamante ni mooy diine ji fii ci Sénégal dafa ràbbasanteeg ceddo ji. dañoo duggante. voilà mburoog dute la ñu. mburoog dute la ñu. benn du dem bàyyi morom. ma ngi noonu ceddo googu nu mu duggee li nga xamante ni mooy l'islam ñi ko daan pratiquer fii ci Sénégal ba taxawal ko fi. dëgg la ni ñu duggalanteeg ñoom ba ceddo ji am ci benn base bu dëgër. waaw xam nga loolu bu dee dans le Kayor. mu ngi dafa d'abord dafa jiitu Seydil Hadji Malick jiitu Cheikh Ahmadou Bamba jiitu mag ñu bari. parce que mi ngi tàmbalee ca Mam Maram Mbacke mi nga xam ne moo leen meññ ñoom ñëpp. ndax Mam Maram bi mu dugg see dans le Kayor bu damel du Kayor bi mu fi fekk daf ko dalal moo ko daggal de Mbacke Jolof à Patar loolu suuf su bari la. mu toog fi liggéeyal fi diine ba fa tabarakallahu nu mu tuddati Cheikh Hadji Malick génn fa ak Cheikh Ahmadou Bamba te loola man ñim jamonoonteel moom Mam Maram am na ñu wax ni Mamatar Ndumbe Diop bu kokki bokk na ci ñi njëkk a annoncé ni coow li topp na Mam Maram parce que boobu mi ngi annoncé Cheikh Al Hadji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba donc kon loolu jiitu na Seydi Hadji Malick jiitu na aussi Cheikh Ahmadou Bamba fa tabarakallahu bëri na sax parfois looy dégg surtout ci roi du Kayor yi fi jaar ba ci Lat Joor Ngoone Latiir mais profité ci occasion bi di wax ni pourtant ñu bari boo tuddee Lat Joor ñu ni ceddo gi mais pourtant Lat Joor ci diine la judd il est né musulman moom Lat Joor il est né musulman parce que moom ay waajuram maamam Silmaxa Jóob maanaam silmaxa gii mu jëlee dans le Saloum daf ko répété waaye maamam tuddoon na ko moo njëkk a fekki Mam Matar Ndumbe Diop bu kokki ni ko silmaxa naa ci li ma nekkoon lépp mu daal di koy dindi ci ceddo moom tamit daal di koy dugal ci alquran ak sunna kon Lat Joor ci loolu la juddu moom il est né musulman mais moo tax ci biir ceddo dafa ci am ñoo xamante ni ay ceddo yu tuub lañ ak ay ceddo yu tuubul nekkul ni rek bu nee baatu ceddo rek dañ ko war a askanale lu waaw jàppe koo xamante ni laalewul ak diine non mais Lat Joor avant muy dajeeg Tafsir Maba ay maamam njëkk nañu jiit dugg ci diine avant moom muy gane àddina kon ci diine la judd mu jamonoon teeg Seydi Hadji Malick jamonoon teeg Tafsir Maba bi muy période bi muy ndax Lat Joor gise naag Seydi Hadji Malick non gise gi moom amul fenn fu ñu ko feeñal mais bokk nañu jamono waaw bokk nañu jamono ok waaw parce que Lat Joor gise na ak Cheikh Ahmadou Bamba mais Seydi Hadji Malick bokk nañu nekk ci biir Kayoor mais est-ce que mos nañu daje kooku wóoru ma gisuma ko fenn fu ñu ko notifié mais bokk nañu nekk daje ci biir tund Mbakol
parce que Lat Dior en 1800 entre 1880 82 ba 83 bi Mame Mor Anta Sali yi génn àdduna 1883 boobu fekk na mu jógee dans le Saloum ba ñibbisi Kayoor mais bi mu ñibbisee nekkul woon Mbul mi ngi woon ci tund Mbakol mais avant loolu Lat Dior nekk na ak Seydil Hadji Malick ci biir Kayoor parce que Maodo jaar na Kajoor ci tund Mbakol maa ngi koy wax keroog ni Massi la Mané bu ci Daraman moo ko jàngal tome 2 ci Cheikhul Khalil kon jamono lente nañ mais gisuñu mais Lat Dior ki mu dajeel jëflante ak moom kooku mooy Tafsir Maba Diakhou Ba moom la taseel moom la jëflante mais ñu gis ni bari na ñu nga xamante ni tey ci kilifa yi ñu ci bari am nañ te ceddo jël ci ñoom soxna wala ñu maye ci soxna ndax seen jikko di ñu namm war koo mën a am ci ñoom nan la demee ba situation bi demee noonu ba ñoom ñu leen di xemeem seen jikko ba jël leen. waaw xam nga ceddo pire bi ñuy wax naa ko keroog parce que sidit la ñuy dabbu ci moom. mooy ab ceddo pire du fen ab ceddo pire du wor xaw ma nag ceddo bu rax mais ceddo pire du fen du wor léegi nag boo gisee Cheikh Ahmadou Bamba. mook Lat Dior. parce que Lat Dior dafa taxawoon ci position ndijaay ci côté Cheikh Ahmadou Bamba. parce que Mame Mor Anta Sali doon denc na jigéenu Lat Dior bu ñuy wax Coro Diop am ci Mame Balla Coro ak sëñ Coro Cheikh Coro Mbacke. sëñ Cheikh Coro Mbacke. voilà donc ceddo yi dañoo dalal sëriñ si bi ñu ñëwee daggal leeni tool yëkkati ay soxna may leen ba pare wëlbatiku suppiku doon seeni taal yi est-ce que dégg nga wax bi loolu askan woo ko fekk ñu ni diw ceddo bi moo def lii nga xam ni kon àndandoo boobu yàgg na mais aussi tamit ab ceddo yàgg naa dëgër ci dara ñu dem woo ab sëriñ mu négocier ko ak moom xam nga dal na Lat Dior Ngoné Latyr entre moom ak tubaab xam nga foofu ñu bari li tax man la beaucoup d'historiens nous ont arnaqué puisque ñu bari dañuy critiquer ni pourquoi Lat Dior bañoon raay bi traversé Kajoor c'était pas ça parce que boobu da tubaab bi mu bëggee defar raay bi dafa négocier ak Lat Dior dañoo waxtaan bi ñu waxtaanee Lat Dior ni leen man de dañ maa wax ni da ngeen di tabax te gan du tabax te ki tabax day dëkk te gan du tabax maanaam gaar yi ñi nga xamante ni ñu ngi koy tabax diggante Saint-Louis ak Thiès donc bu fekkee dafa war a traverser Kayoor mais bi ñuy ci kaw négociation boobu bi ñu sonnee tubaab bi dafa dem gis bu El Mouqtada moo jur Doudou Seck waaw moo jur Doudou Seck mu jur soxna Assou Seck mu jur xalifa général des Tidianes booba ñu ngi jege administration coloniale ñu xam ni doomu daara la te Lat Dior aussi doon na daara ci côté néegu ndeyam il faut tamit loolu tamit ñu bàyyi loo ko xel nit ñi bi tubaab yi jaaxlee mënuñu jubóog Lat Dior ci loolu bu El Mouqtada en 1879 moo jóge Ndar ñëw fekk Lat Dior kër Amadou Yàlla mu toog waxtaan ak moom convaincre ko te li tax mu convaincre ko mooy daf ko xamal ni ko man tukki naa dem naa Màkka gis naa utilité bi nga xamante ni moom la saxaar am mooy train ak aussi bu traversé dans le Kayor dina dimbali nit ñi ba nga xamante ni bu ñu bayee ba seen mbay ñor ñu am fu ñu ko transporter dem jaayi ko Ndar dina dimbali nit ñi aussi gaar bu nekk bu fa tubaab yi taxawee ñu mën a utiliser ña fa dëkk pour ñu mën a am liggéey pour tuur seen ñax pour gagner dara yooyu yëpp bu El Mouqtada moo ci waxtaan ak Lat Dior ba ñu d'accord mais bi ñu d'accordee bu El Mouqtada moo représenté tubaab bi signé à leur place ci côté Lat Dior ma jaxate kala ak 40 marabu yu mu boot nekk ci gannaawam waa kon bu ñu feeñal ni Lat Dior léppam ceddo la non am na lu mu defal diine nag am na lu mu defal diine ci loolu laa parce que bi mu dellusee dans le Kayor ba reprendre Kajoor mais dafa créé ñaari tribunal islamique moom Lat Dior waaw ñaari tribunal islamique la créé benn bi mu yóbbu ko Paatar jox ko dénk ko Mame Mor Anta Sali Mbacké waajuru Cheikh Ahmadou Bamba benn bi mu yóbbu ko fële Kër Makala dénk ko ma jaxate kala waaw donc kooku ma jaxate kala moo jur xaali non xaali ma jaxate kala moom ok moo jur Marsassoum Jaxate Marsassoum Jaxate moo dëkk Aynou Madi Jaxate Aynou Madi Jaxate ak Kër Makala ñaari dëkk la yu
yu bokkul mais kii moo jamonoon teg sëñ Babacar Si mooy Marsassoum. Marsassoum waaw kooku moo jamonoon teg sëñ Babacar Si mais ma jaxate kala moom moo jur Marsassoum jaxate. Lat Dior créé ñaari tribunal. ñaar islamique. islamique waaw islamique il faut ñu koy wax tribunal islamique la daan àtte. moom la daan àtte. waaw mais bi mu koy def ak dafa amoon ay ñoo xam ni ñoo ci wàllu diine ñoo daan taxaw di ci àtte. waaw ci charia bu dara amee ci ñaari tribunaux yooyu lañ daan àtte dans le Kayor. ci lañ daan àtte. waaw dans le Kayor. foofu lañ doon àtte. te loolu bu fekkul ni woon moom bàyyi na xel diine. du def loolu. ba pare wëlbatiku jël ab jigéenam jox Maam Mor Anta Sali. mu jural Cheikh Ahmadou Bamba ay nawle mooy Mame Balla Thioro ak Cheikh Thioro Mbacké. ñooñu ay descendants Lat Dior lañu. ay jarbaatam lañu waaw ci lañu bokk. ay jarbaatam lañu. waaw ay jarbaatam lañu. mais bi Lat Dior waxeek loolu tubaab ba pare. waaw. ba ñu réglé li nga xamante ni moom mooy est-ce que taxoon na ko tout période boobu fekkoon na danoo def bi ko bu El Moutada convaincre ba ñu def traité ak tubaab bi bu El Moutada dafa dellu Saint-Louis am na ñu ni 2 semaines après mu dellu si bi mu dellu see nag ci la Madiakhate Kala ñëw ak 40 marabout représenté Lat Dior bu El Moutada représenté les colons parce que il était le seul moyen bu tubaab yi mënoon jaar pour li ñu bëgg ñu am ko. ci diggante parce que Lat Dior pour nga convaincre ko moment yooyu jafewoon na. parce que li mu gëmoon rek mooy gan du tabax. te tubaab bi dafa bëgg a tabax. mais il a fallu bu El Moutada ñëw waxtaan ak moom wax ko utilité yi nekk ci raay bi war a traverser Kajoor. pour dem Ndar éveiller ko daal. mu ne ko bu ko convaincre nag ci la ni moom d'accord na ci loolu waaye ñu tënk ay points yi 14 points la. mais bu El Moutada bi mu dellu seen Lat Dior dolli na ci benn mu nekk un 15e point ñu toog tënk ko bu El Moutada signé place tubaab bi Madiakhate Kala signé place Lat Dior waaye entre temps mu jotewaat ak tubaab bi daal di dellu Nioro du Rip xam nga ñu bari dañoo foog ni benn yoon la Lat Dior dem Nioro alors que loolu amul Lat Dior dem na Nioro plusieurs fois parce que entre temps bi mu amaatee problème ak tubaab bi dafa dellu Nioro. bi mu delloo Nioro de 79 de 1879 lañu def traité bi mu dellu Nioro bi muy dellu si en 80 81 ba 82 ci la tubaab bi bëggoon a ñëw nag pour teg raay bi Lat Dior ni leen nag du ci dal ñu ne la tax du ci dal ñu ne parce que gannaawam dañoo changé traité bi dem signé beneen est-ce que dégg nga wax bi. parce que Samba Yaaya Fall. Damel Samba Yaaya Fall. Damel Samba Yaaya Fall moog Lat Dior ñoo bokk néegu ndey parce que seen ñaari ndey yi ñoo bokk Ngoné Latyr Fall ak yaayu Samba Yaaya Fall léegi Samba Yaaya la tubaab bi dem déggool gannaaw Lat Dior pour renégocier pour raay bi mën a jaar ci biir Kajoor te Lat Dior li mu tënkoon ak ñoom ci point mooy raay bi mën na fi jaar mais 1 mètre droite 1 mètre gauche maanaam raay bi bu taxawee 1 mètre ci wàll gi 1 mètre ci wàll gi dafay bokk ci territoire français ñu négocier 14 points la bu xaj fii pour ñu koy détailler mais li ci amaloon solo Lat Dior rek mooy li mu signé ak ñoom mais bi nga xamante ni Damel Samba Yaaya ci ginnaaw Lat Dior renégocier na ko ba gars yi changé traité mu may leen pour ñu tabax gare mais gare bi aussi 300 mètres yu wër circonférence su gare bi. 300 mètres carrés day bokk ci territoire français alors que Lat Dior signé wuloon ak ñoom loolu moo tax bi tubaab bi ne day jaaral raay bi nag mu jëngu ni moom li mu signé woon ak ñoom loolu nekkul ci li ñu bëgg a def. ngeen dégg kon loolu mu am solo. loolu ñu bari xamuñu loolu. ñu wane mais c'est pas parce que dafa bañ raay bi jaar fi. mais il défendait le territoire du Kayor. loolu mooy waral fonk parlu ceddo. si waree na ko ci. donc il l'a dit. mu ni moom jusqu'à son dernier souffle. il défendra le sol du Kayor jusqu'à moom son dernier souffle te il l'a fait. loolu moo tax bi tubaab bi bëggee taxawal affaire bi en 82 Lat Dior taxaw ne leen nag ñax bu ci dal gan du tabax te ku tabax da ngay dëkk. loolu moo indi problème mais Lat Dior may fàttali rek nit ñi ni leen ñu ngi ci toujours ci toppi tànki Seydil Hadji Malick dafa fekk ni li ci dugg nii di détails yi wax ci Lat Dior
mu bokkoon ci résistance sénégalais yi nga xam ni def nañ lu bari pour que Sénégal toll fii tey ñooñu ñu doon leen tuddee ceddo dañu rabbasanteeg li nga xamante ni mooy diine ba tax tey ñu waxtaane ci lii dugg ci détails yii ba sori ci waaye bu leen fàtte ni ñu ngi ci tànki Maodo ba tey Lat Joor jóge na fi dem na ñoor. non baatu ceddo bi sax dafa yitteel ñi lay seetal. voilà ceddo boobu ñu wax rek li nga xamante ni ceddo du lu bon mais gëm sa bopp la ak fonk sa kàddu mi ngi koy wax léegi nee na ku nga xamante ni ceddo piir day fonk kàddoom lu mu wax def ko gëm boppam ba pare am fit loolu lépp ngeen dégg suñu mbokk mii Pape Diop duñ ko waxtaane ba ci tey ñuy waxtaan rek l'histoire ñuy waxtaan diine ak ceddo Lat Joor jóge fi dem dëgg la seeti Tafsir Maba bi mu dellu see en 82 mu ne tubaab bi nag ñett raay bi du fi jaar fekk tubaab bi déggoo na ak Damel Samba Yaaya mu jur Jéeri Joor Ndeel Samba Yaaya Fall moom la ñuy wax ku dem Ndar jéggi bàmmeelam moom ba tey kenn gisul bàmmeelam ku dem Ndar jéggi bàmmeelam moom mi ngi ci dexu Ndar gi foofu la sóobu dafa suicidé Damel Samba Yaaya moom te ñun ñëpp ceddo lañu ay ceddo lañu parce que li tax mooy dañ ko jël ci lu dul grème yóbbu ko à Saint-Louis xamul lu tax ñu téye ko bi waajuram génnee àdduna mu ni leen day dégg si yaayam tubaab bi téye ko ci lay soog a xam ne ndekete moom il était en résidence surveillée ceddo la bañkat la ci la utiliser tubéy ji mu soloon daal ciy sol ay xeer daal di sóobu ci dex gi ba tey kenn gisul bàmmeelam moo tax ñu ni ku jéggi pont Faidherbe rek waaw yow jéggi nga bàmmeelam Samba Yaaya moom mu jur Jéeri Joor Ndeel Jéeri Joor Ndeel tamit il a disparu tel l'a fait son père moom tamit dafa suicidé bi muy dem donc tubaab bi Damel Samba Yaaya la signé ci gannaaw Lat Joor Damel Samba Yaaya dem mu signé ak Samba Lawbe Xuraja Mbóoj mi ko jur ak Lat Joor Ngoone Latiir ñoo bokk benn ween bu leen nampal mais bokkuñu bàyyi kon Samba Lawbe Fall moo nekk fii ci gaaru Tivaouane bi kooku jarbaat la ci Lat Joor dégg nga wax bi pour wax la méthode di diviser pour mieux régner boobu Lat Joor mi ngi Saalum bi ñuy def loolu tubaab bi ñooñu la négocier après ba changer traité bi mu amoon ak Lat Joor looloo waral coow li ñu bari dañuy foog ni dafa bañ ni rek pour le simple plaisir non c'était pas ça il a refusé pour loolu bi ci des mooy ñiy wax ni Lat Joor Saalum benn yoon la fa demu fa benn yoon dem na fa plusieurs fois bi ci des mooy après la disparition de Tafsir Maba en 1867 Lat Joor il est resté dans le Saloum à Nioro ànd ak Mamour Ndari Ba pendant 2 ans ñuy xeex le paganisme ñu nekk ci jihaad di xeex le paganisme ñaari at. expliquer nit ñi lan mooy paganisme. paganisme mooy ak ceddo goo xamante ni majjoos moo ko laal. daray diine waxuñu ko ci ñoom li ñuy dund laalewul dara ak diine te Tafsir Maba il était en lutte contre le paganisme bi mu fi jógee Mamour Ndari Ba rakkam la c'est son frère Mamour Ndari moom moo continuer affaire bi Lat Joor ñëw sësu ko ànd ak moom ñuy xeex le paganisme. moo tax ay bambuk yi ngay dégg yëpp dañ ñu koy xeex c'était derrière Tafsir Maba Jaxu te Lat Joor moo ànd ak Mamour Ndari Ba xeex ko donc kon moom Maba saayul rek mu daal di replier non c'était pas ça ànd na ak Mamour Ndari Ba pendant 2 ans ci biir Kayoor ba 69 lay doog a jóge foofu 1869 dellu si dans le Kayoor bi mu ñëwee ba jëlaat Kayoor ci la dem directement kër Amadou Yella def fa tata daal di bàyyi Mbuur complètement daal di dëkk foofu donc kon nanu xam ni ceddo gi ak diine bi danoo yàgg a def nii te pourtant diggante Maam Mor Anta Sali ak Coro Diop ñu ngi ficelé diggante bi ca Nioro du Rip ba Tafsir Maba dëkk foofa la wëllëre bi amee waaw te parce que Lat Joor après la bataille de Loro bi muy dem boobu fekk na Ngoone Latiir Fall yaayam dundatul waaw bi muy dem ñu bari dañ foog ni Ngoone Latiir Fall yaayam la àndal mais il paraît sœuru yaayam la àndal bi muy exilé mais c'était pas sa maman parce que boobu Ngoone Latiir Fall dundatul waaw
léegi Lat Joor dem na ba benn instant mu tuub dëgg la pour wane rek ni ceddo ak diine ràbbasante ba tey ñii bari na ci nekk ci kilifa ci këru diine yi do am ay maami ceddo pur et dur. effectivement bi mu demee ñenn ñi ne nañu dafa dem fële ca Nioro taseeg Maba foofu la tuube am ñeneen ñu wax leneen réalité bi carrément lan la. loolu tuub gi du question ni dafa ñëw pour dugg ci diine. waaw c'est-à-dire mën nga nekk un musulman fekk ni yow yaa ngi càggante parce que Tafsir Maba li mu ko wax mooy du ma fat mukk ceddo bu ànd ak njañ il faut que njañ li da nga koy dindi. boo ko dindee wat ko ba mu set. parce que Lat Joor dafa njañoon. dafa njañu woon. moom ñi mu àndal ñëpp. muy Demba War Sall muy Ibra Fatim Sarr muy Alboury Seynabou muy Moutifa Bey ñooñu ñëpp Lat Joor àndaloon parce qu'il était avec 6 de ses lieutenants ak ñeneen nag mais bi ñu ñëwee daf leen a wax ni leen man duma fat ceddo bu ànd ak njañam il faut que da ngeen di nangu ma wat leen ngeen dindi seen karawu ceddo yi Lat Joor ni maa lànk ba ku may lànk leen mais dañ ko convaincre parce que Lat Joor la woon Ngoné Latyr Bounama Joor Demba War Joor Alboury Seynabou kooku jarbaatam la parce que Seynabou Diop mi ko jur ak Lat Joor ñoo bokk ndey ak baay te Alboury boobu mooy Alboury Ndiaye Buurba Jolof jarbaatu Lat Joor la ñu àndoon Ñooro waaw Moutifa Bey Ibra Fatim Sarr donc dafa àndoon ak néegu ndeyam ànd aussi ak jàmbur yi mooy waa kër Joor Mbay Ndeene yooyu nga xam ne yàgg na noo jox néegu Ngoné Latyr ndam ak aussi tamit ñi nga xamante ni néegu baayam kon jaar googu mu jaar Nioro du Rip nekkul woon ni moom dafa ñëw nekkul ci diine non ceddo gi la ko Maba ni foog ñu wat la teg la ci romb jaan wat sa karaw ceddo gi daal day dugal complètement ci diine pour nga nekk un fervent pratiquant musulman waaw léegi nag jël na fa Lat Joor bi ko gannaaw bi ko Tafsir Maba watee teg na aliwa ci penkam pour dekkalaat alquran ci moom Lat Joor jàng na alxuraan kon. si parce que jaar na ci daara à Longoor Mbay ok mais bi mu demee Tafsir Maba dafa dekkalaat alxuraan ci moom waaw ba pare aussi jox na ko ngir tijaan voilà loolu moo ci loolu dañuy def taxaw seetlu dafa am ñuy wax ni Lat Joor ceddo la comme ni ma ko waxee ba ni mu génne àdduna l'histoire révélé ni Lat Joor jël na werdu tarixa cheikh jël na ko à Nioro du Rip à Nioro du Rip ci Maba Jaxu ci Tafsir Maba loolu Pape doo bëgg nga xuus ci rek waaw pour ñu mën a duggaat ci Seydi Hadji Malick ci ñaari minutes yi ñu dagg ko parce que xam nga li lay wan ni Lat Joor jël na tarixa tijaan ci Tafsir Maba parce que bi mu egsee dafa dekkal alxuraan ci moom ba pare jox ko wird parce que digganteem ak buur Wolya buur ñaani te loolu spécialement dañ koy def Lat Joor Ngoné Latyr pour ñu dikkal la ci mais duñ ko mën a détailler fii mais li mu wax Sayra Mati mooy taawu Maba Jaxu daf ko woo ba mu ñëw mu ni ko mais booba dafa am benn buur bu ñuy wax buur ñaani ñu koy wax bon ñiy def histoire orale dañoo wax Maysa Kilim Tey mais tuddul noonu mi ngi tudd Mansan Kimintan Camara loolu mooy son vrai nom mais xam nga wolof rek ils ont des problèmes dialectiques ñuy wax Maysa Kilim Tey kooku moo nekkoon buur ñaani à l'époque mais ñoom bu ñu nekkee ci wasifa wala ñu nekk ci haylalatul jumaa wala ñu nekk ci seen séance su tijaaniya yooyu moom buur vrai buur la woon bu daan tëgg ay gajaanga léegi nag bruit boobu danaan tànqal Tafsir Maba ak ay taalibe Lat Joor mu laaj Sayra Mati ni ko kii mooy kan mu ni ko kii de mooy buur ñaani ndax Tafsir Maba kii bokk na ci ñi ko gën a dëjël ci biir Saalum dalante na ak moom ba sonn mais mënuñu ko daal mu ni carrément te Sayra Mati bu ma sa bàyyi joxee ndigal kii dinaa indi boppam loolu moo waral li ñuy wax te nañ ci def très attention parce que ni ñu koy jàllalee baaxul di wax naan Lat Joor bi muy jaar ci Tafsir Maba daf doon wër ci dëkku jàmbur yi di wax sarax leen ndongo daara mbaa mu tibb ak dooleem c'était pas comme ça
dafa wax Tafsir Maba ni ko ab taalube sañ naa yalwaanal sëriñam Tafsir Maba ni ko waaw mu ne ko boo ma joxee ndigal maa ngi lay yalwaanale te ñëw booba question bi lan la woon mooy buur yi nga xam ni ay ceddo pire lañ woon te lëjaloon Tafsir Maba ñooñu la Lat Joor doon fekki di régler seeni compte da nga wax moo tax buur Wolya moo ko xeex rey ko buur Paoskoto moo ko xeex rey ko mais ñaani ba mu eggee ñaani nag fa la affaire bu metti ba amee na te loolu bu ñu ñëwee maa la koy dikk bu ñu ñëwee ci histoire Lat Joor ma duggal la ci. incha allah mais il a pris le wird Tidiane chez Tafsir Maba. li la koy wan. mu jël ko. waaw li la koy wan mooy jël na wird Tidiane mooy dégg nga Serigne Cheikh Tidiane si ca waxam ja mu ni takkusaan gi Lat Joor waree fasam wa jëm deqali mu ni mais loolu suicide mystique la seen takkusaan nga ñuy dajee ak yonent bi loolu ñu bari bàyyi wuñ ci xel. dañ fiy teg suñu baaraam. waaw foofu. parce que am na importance. dama bëgg bu ñuy ñëwaat ci li nga xamante ni mooy les résistants sénégalais. ñoom Lat Joor ak ñi mu nekkaloon ci mais c'est important de dire au monde musulman que Lat Joor est né musulman il est mort musulman et Tidiane. ngeen dégg ko. il est mort Tidiane. kooku mooy Pape Diop Mbaye. bii moo doon seen li nga xamante ni mooy seen 8e partie. ñu ñëw ak yéen rek ci seen 2e partie incha allah ngeen teg foofu seen baaraam incha allah ñu ñëwaat ak yéen.